fii si Ponte San Pietro waxtaan ba nga xamante ne daf ñu soxal fii soxal ñu aussi si Sénégal parce que c'est une assemblée bi ñi ko woote mooy taxu Sénégal du Bergamo fi mu nekk dans un premier temps dinañ leen présenter par exemple nit ñi nga xamante ne aussi gox yu ne jóge nañ fa waa Milan ñëw nañu waa Brescia ñëw waa Lovere ak ña nga xam ne gox yu ne jóge nañ fa waa Romano aussi am ñu àndaloon ci élection yi passé muy les élections législatives ñi nga xam ne ay candidats la ñu woon ci liste député yi ñu am fi notre frère Mame Thierno Diop Mame Thierno bu kiiwu Khalifa kii nu mu tuddati Idriss Seck réew mi ñu am fi Abi Diagne bi ne woo ci kiiwu Khalifa Sall Baye Kébé yónni fi Modou Gueye moo ko fi représenté grand parti fi mu nekk nii dañ leen di présenter l'ordre du jour ordre du jour bi ci ñetti point lañ bëgg a waxtaane le premier point nekk évaluation de la participation de Taxawu Sénégal Bergamo aux dernières élections législatives. Le deuxième point n'est que le combat politico-judiciaire de Khalifa Sall et ses conséquences par rapport aux échéances 2019. Troisième point bi ñu samp ab laaj ba ñu samp mooy quelle attitude adopter. loolu mooy ordre du jour bi te aussi tamit dinañ ci intervenir dinañ ci waxtaan parce que waxtaan la te dafa jot te aussi tamit ñun la diaspora Sénégal dañu am yaakaar ci ñun te it ñun war nañu organiser wu à ce que ñun ñu yaakaar boobu bañ a tas te ci premier point bi fi mu nekk nii pour ñu dem ci dañuy jëkk introduire Abi Diagne mu jëkk ñëw ci point boobu muy Abi parole bi jox nañ la ko nga ñëw ci premier point bi. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen jéggulu di leen baalu ak ci dérangement bi ndax ñëpp xam na ni jamono bi xat na coono yi bari na ndax liggéey bi dafa metti mais ku ci nekk yaa ngi bàyyi si soxla yooyu yëpp mu nga ñëw wuy suñu kon nag amuñu seen fay yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay bañ teew ko ay déwéni déwén ba dañu fi dajale ñu fekkee njariñ ñun ñëpp te jariñoo ñu ngi nuyu suñu mbokk bi fi ñëw see fekk teer suñu muy Mame Thierno Diop nekk ci Idrissa Seck yàlla def ñu investiroon ko ci élection yi passé mu nekkoon candidat Manko Taxawu Sénégal bi nga xamante ni coalition bi Idrissa Seck moo ci nekkoon ak Khalifa Sall Malick Gakou ak ñoom Moussa Bamba Dièye ñoom ñëpp di nuyu ki nga xam ne moo fi teewal Baye Kébé muy Modou Gueye ndax yàlla dafa dem bay préparé wu di ñëw mu am gan te fi mu dëkk dafa xaw a sori lekkoo la dëkk ci la yebal Modou Gueye ni ko na ko ñëw représenté mu mel ni kon Baye Kébé mi ngi fi ci grand parti la bokk Malick Gakou nekkoon aussi candidat ci député yi ndax yàlla dafa def ñun ñett lañ fi investiroon muy man ci waa kër Khalifa Sall ci jigéen ñi Thierno Diop ci Idrissa Seck Imam Kébé ci Malick Gakou ñuy gërëm nag képp ku nga xamante ni mooy ku ñu xam ak ku ñu xamul koo xamante ni yëkkati woon nga carte sa carte voté ko coalition boobu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax li jaadu woon bi élection yi jeexee rek aussitôt ñu daal di wote assemblée générale woo nit ñi informé leen ci li ñuy jóge mais boobu xattan na nit ñi sonnoon nañu te xam nga ni réew mi xat na xataay boo xam ne mënoo chaque jour ngay woote réunion loolu moo taxoon ñu ni comme tey jàpp nañu assemblée générale bi ñu doxale ko ci nuyu ñëpp gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni gis nañ seen taxawaay gis nañ seen jàppale seen alal fekkew ko seen coono fekkew ko seen doole fekkew ko seen xam-xam fekkew na ku ci nekk la nga mën a def nga ko kon nag yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay te fay yéene yëpp xëy na lii dafa gën ci ñun ndax bu ngeen xoolee ñi ñu ko seqaloon muy doon waa PDS ak waa APR kii dafa nekkoon ci nguur jóge fi kii nekk ci nguur ñu nag mosu ñoo jaar ci nguur di doon doog di jóg te ñoom ay ati at ñu def ko fi Italie yëpp installé nañ fa seen i cellule di jóge fa APR PDS ñëw la même chose kon ñoom yàgg nañ ci régime bi kii def na fi 12 ans kii def na fi 5 ans yàgg nañu élargir nañ ko te xam nga ni état kenn mënut a xeex ak moom malgré suñu ay moyens bopp lañ doon demee ba yàlla def ñu tey ñu ñëw 3e kon dañ koy sante yàlla xam ni ay jàmbaar dëgg lañu
li ci des mooy gën a féddali ko rek gën a taxawaat gën a jàpp bàyyi ndax fi ñu jëm moo ëpp solo fi ñu jóge bi ci des muy benn information moo leen bëggoon jox parce que du ma monopoliser pour parler lu yàgg mooy que bu ngeen seetloo ci mbirum carte d'identité yi yàlla dafa defaloon ñu bari jotoon nañ seen i carte d'identité am na ñoo xamante ni bindu woon nañu ba fii ñu koy waxee ak yéen jotuñu seen i carte d'identité am na ñi nga xamante ni nii bindu woon nañu Bergamo ji lañ bindu woon war na voté si Bergamo ñu yóbbu leen Milan ñi ñu yóbbu leen Firenze ñi ñu yóbbu leen fa kenn xamul loolu lépp nag pour ñu dellu si ci il faut ñu defaat révision exceptionnelle. mais na ngeen xam ne daal carte d'identité yi ñi bindu woon te jotuñu seen i carte d'identité ba léegi bu commission bi ñëwee dañuy bindu jiwaat parce que kenn defaratul carte d'identité ñi nga xam ne seen i carte d'identité ñëw na jëliwuñu ko woon te mu wóor leen i carte d'identité ñëw na amuñu woon jot pour dem jëli ko nañ dem jëli seen i carte d'identité Milan ñi nga xamante ni nii nag dañoo bindu woon ñu yóbbu leen ci yeneen localité bu commission bi ñëwee ci la ñuy dem def modification pour ñu mën leen a delloosiwaat fii Bergamo kon defe naa ne loolu leer na bu fekkee am na ay lënt après ku ci nekk na nga ko binditee boo ko laajee dinañ la ci leeral bu leelu waasee ñi ngi jëm ci ay élection na ko nit ñi préparé xam naa loolu dinañ ci dugg ci biir waxtaan ci parce que fi mu nekk nii fi ñu jëm élection yi ñu jëm moo nar a gën a metti que yii ñu jóge na leen leer ni jafe-jafe ñu amoon ci carte d'identité ci élection yu passé yu ko raw lañ nar am ci élection présidentielle yu jëm parce que Macky Sall def nañu déjà ñoom seen sondage xam nañ ni élection yi 49% la am bu ñu demee élection présidentielle day dem deuxième tour te bëggut a dem deuxième tour lu ñu gën a mën a jafeel carte d'identité dinañ ko def kon nag bayee boo ñu xam ne fii ñu jëm moo gën a metti moo gën a nar a jafe mais nag nañ leen ko préparé ndax taxawaay la laaj loolu lañ ci am loo xamante ni moom lañ ci doon bëgg a wax bu ci kanamee bu ñu ubbee débat yi ak waxtaan ñu war a wax yépp ku ci nekk loo ci am loo ci laaj question boo ci laaj rek dinañ la ko leeral incha allah bi encore une fois de plus ñi gërëm ñëpp ñoom Pape Dieng ñu jógee Milan ñi ngi leen di gërëm ñi jógee Lovere ñoom Pape ñoom ñëpp ñi ngi fi bëgguma lim tur daa ma limee jum mais ñëpp ñi ngi fi wax dëgg yàlla ñëpp a ngi fi rek ku ñu tudd sa tur rek xamal ne yaa ngi suñu xol te ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax woote ñu wuy si la dafa yombul ñi ngi leen di sant di leen gërëm di bàyyi delloo kàddu gi Mame Thierno en attendant ñu gën a demaat ci débat yi dañ leen doon remercier rek vraiment pour le moment. sama teewaayu tey nag boo gisee ma teew fi nii dama bokkoon ak sama jigéen Abi Diagne ci benn coalition bu ñuy wax Manko Taxawu Sénégal yàlla def ñu investir ñi ci benn liste ñu dajee ci ànd ci liggéey bu rafet et di gërëm yéen ñi nga xam ni yéen ñi nekk ci salle bi parce que je pense que jour bu mel ni jour de fête muy vendredi mën nañu wax ni sax samedi la ci ñun kenn ku ci nekk déplacé wu bàyyi li muy def fu Abi yëkkatee ngeen ànd ak moom taxawu ko jàppale ko dafa wane ni yéen bëgg ngeen seen réew am na détermination boo xam ni mi ngi ci yéen ma leen di remercier ci loolu di wax aussi tamit ni coalition bi dañoo ànd ak Abi liggéey ci ba coalition bi jeex mais signifie ko woon ni dafa jeex rek suñuy relation foofu la yem dafa jeex Abi nekk sama sœur sama camarade de parti yi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon ci coalition bi ñu bari ñu ngi nii ci biir saa bi ma leen di nuyu au passage ñu àndaat ak ñoom di déggante ak ñoom téléphone di bokkaat ak ñoom di liggéey pour l'intérêt général du Sénégal je pense que loolu c'est à saluer te saa yu ñu yeewoo ci loolu la ñuy dox ba tey man nag tey wax ji duma ci guddal parce que peut-être débat bi je pense que ni dana gën a yaatu parce que li nga xam ni moom la gars yi programmé muy problème mu Sénégal moom moo ñu gën a soxal ci débat bi Thierno Ndir am na yoo xam ni dana ko développé bu ma leen nuyoo yéen ñëpp sant leen ci taxawu bi ngeen ñu taxawu ci campagne électorale bi ba résultat yi ñu am ko du ñu def lu dul di leen jaajëfal di wax ni ñun ñoo ànd parce que du politique rek moo ñu boole politique bi ñuy politique ñun fii ci Italie bokkul ak politique bi am Sénégal ñun politique bi dañoo liggéey ba ñëw duñ ay militants alimentaires yoo xam ne dañ fay dajaloo ngir benn kilo ceeb wala benn saaku ceeb dañoo liggéey ba pare ñëw daje fi pour xool nan la ñuy développer suñu dëkk loolu moo ñu fi boole tey te loolu yéen ñi toog ci salle bi je pense que ni conscient ngeen ci ba tax na fu ñu wootee pour l'intérêt du Sénégal yéen ñëpp ngeen ñëw kenn ku ci nekk dugal ci kàddoom maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di leen sant di leen ñaanal di ñaan li nga xam ni nag moom la ñu jublu bëgg ñun ñi nga xam ne ñooy immigré yi
bëgg ko ci sunu réew yàlla defal ñu ko. parce que lii ñu nekk fii ci dëkk bi nii xale yi nekk fii di daw nii ci saal bi ñu leen di ñaanal ñun coono yi ñu daj bataille bii ñu engagé ñun yàlla jàppale ñu ci ba ñoom ñu fekk leen ci bu ñuy ñibbi ñoom ñu toog ci ay teraanga ba tubaab yi fekk si leen seen dëkk. maa ngi ñaan di tëje foofu di leen ziar di leen sant merci beaucoup. merci. dafa am la nga xamante ne mooy àndum nawle parce que fii boo xoolee amul lenn luñ fi nëbb bu ñu wootee muy woo taxawu Sénégal woo yeneen parti ya nga xamante ne si bon les représentants d'autres partis mooy que ne Sénégal nii la war a doxee exemple ba nga xam ne Ghana mu ngi koy def aussi tamit war nañu copier si moom bu ñu jëlee par exemple ñoom ñu pare soxla dëkk bi am problème tous les présidents ñi nga xam dañu nekkoon au pouvoir ànd ak président bi nekk au pouvoir waxtaan si doxalin dëkk bi te aussi tamit ñun loolu war nañ ko copier. dafa am la nga xamante ne woote ñun suñu parti donc un seul parti ne peut pas régler les problèmes du Sénégal te fi mu nekk loolu ñun muy diaspora bi combat boobu dañ siy nekk jusqu'à présent parce que dafa am la nga xam ne buñ ko failliree on a failli à notre mission. parce que ñun notre génération dafa am la nga xamante ne du ñu toog di ko seetaan ëllëg suñuy doom di fi ñëw di fi amay problème te fi mu nekk nii pour bañ a guddal parce que fi mu nekk nii dañ ne un débat te nañ si waxtaan ñun ñëpp ku nekk si salle bi am na foo xam ne bu ñu ubbee débat bi ku bëgg a intervenir na nga intervenir parce que Sénégal dafa am na nga xamante ne moom lañ ko war a yoree bu ñu ko yoree aussi tamit si xeex des partis d'opposants te aussi duñ ko yor aussi tamit si na nga xamante ne dañuy critiquer seulement pour critiquer le parti au pouvoir am na la nga xamante ne il faut qu'on soit rationnel si li ñuy def fi mu nekk nii débat bi dañuy jël la parole jox ko à notre camarade Modou Gueye bu grand parti Modou kaddu gaa ngi noonu. di leen sant di leen gërëm ci turu imam Baye Kébé bi nga xam ni moom moo coordinateur du grand parti bi nga xam ni moo war na toog ci place bii ma toog tey nuyoo bi nag mi ngi ciy jiital soxna Abi Diagne nuyoo bi nag mi ngi ciy teg maam Thierno bu Idrissa Seck réew mi Baye Kébé nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm gis na seen taxawaay gis na seen jàppoo gis na seen jàppalante ndax olof dafa wax ni bu yoon jeexul kaa ñu dem du jeex kon seen yoon commencement la mais du am fu mu yem kon mu ne woon yónneen boobu moo ma yónni woon nii naa leen ko eggee di ma yónni beneen yónneen boo xam ne bii ni mi ngi ko teg ci mbooloo mi fi nekk tey nee na kenn de mënul dara ñaar mënul ñett mënul mbooloo mooy def bu ñu yëkkatandoo mun a tegandoo te mbooloo mooy doole te gis na li ñu am ak su néew ci seen jàpp bu ngeen ñu jàpp la ci seen jàppale bu ngeen ñu jàppale la ci seen mobiliser bu ngeen mobiliser wu la ak ci seen doole ju ngeen doole ak seen yéene ak seen temps bu ngeen bàyyi ngeen def ko ci te dara taxul lu dul yàlla bi nga xam ne bii ni moom moo ñu sàkkoon nee na mi ngi leen ci gërëm moom imam Baye Kébé abi man ci sama turu bopp foog naa suma juumul ndaje bii mooy sama ñaareelu ndaje bu mu ñëwee ci saal bi muy bi fi Bamba Fall ñëwee abi man ci sama turu bopp ak ci turu grand parti bi ñu jógee ba léegi di ànd ak yow di ci ay waxtaan ak ay daje mën nañu wax ni jigéen ju man góor nga ndax fépp foo xam ne bi ni yabal nañ la fa muy ci rajo yi muy ci télévision yi muy ci média yi fu mu mën a nekk saa bu ñu nee Abi Diagne moo fay dem macha allah la fa cat mais xam nañ ne bu ñu fa demee suñu xol dina sedd parce que di nga ñu fi représenté te la ngay wax des na ko déglu kon Abi yal na la yàlla may wér yal na la yàlla may kattan yal na la yàlla may doole taxaw bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ki nga xam ne bi ne moom mooy Khalifa Sall nga xam ne dañ koy jaay doole téye ko ci kaso bi fas yéene ko sànq te du dara lu dul doole àdduna ñii ñaan yàlla bi nga xam ne bii ni moo am doole te ko am doole ko ne moo la may doole yàlla na ko yàlla génn ci lii te ñëpp ko nar a teg yàlla na yàlla na saxal abi suñuy wax du sori dañ doon jox suñuy kàddu cant ak suñuy kàddu yi gërëm ci turu imam Baye Kébé joxe ko ci turu grand parti ñu ngi lay sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. vraiment dafa am si fa nga xam ne dafa daanele te fi nga daanele aussi tamit notre leader bi ñuy wax Khalifa Ababacar Sall mu nekk si prison aussi tamit du tax ñu yeggali suñu combat parce que dafa am la nga xamante ne aussi à chaque fois yàlla day wane boppam le cas de Yaya Jammeh ak ki nekk président Gambie tey nekkuloo chef de parti fi mu nekkoon kenn xalaatu ko woon mais yàlla fu mu ko jële ba tekk président
ñun fi mu nekk ni à chaque fois quel que soit alpha ñun combat Sénégal duñu si tàyyi di wax te aussi tamit duñu tàyyi exécuter li nga xam ne war nañ ko exécuter bu ñu jógee si point boobu dañuy introduire notre camarade Tidiane Pam pour nous conclure le point là Tidiane à vous la parole. di leen jaajëfal ci teew bi ngeen teew di leen masawu coono ndax ñun ñëpp xam nañ ni dëkk bi temps bi yombul mais sedd bi ak ni mu demee nii vraiment ku ci bàyyi say activités yëpp ñëw ci manifestation bu mel nii amuñu lu ñuy def pour remercier mais remerciement boobu tamit encouragement laa siy teg parce que dama yaakaar ni ku ci nekk si ñun sa réew moo tax nga jóg ñëw fi li tax ñu daje fi tey waxtaanu réew mi bala maa dugg nag ci bilan campagne bi da ngeen may tuuti rek ma am ñu ma remercier tuuti bala may avancer muy imam Baye Kébé mi nga xamante ni Cheikh Gueye mi moo ko représenté ak honorable Thierno Diop Mële ndax ànd bu neexee ña ànd ñoo gore te ñii ci campagne électorale lañ daje ci coalition parti waaye dem nañ ba nga xamante ni mënoo ràññee kenn ci ñun fan la bokk ku bokk grand parti ku bokk réew mi ku bokk beneen parti li ko waral mooy que ni ñoom ñëpp ku ci nekk ngor ak sag moom nga demee bañ a demee tiit bañ a demee yaakaaral sa bopp bañ a demee yaakaaral sa waa côté donc maa ngi yóbbante remerciement ci imam Baye Kébé di ko ñaanal yàlla taxawal ko may ko mu wér ba lépp li nga xamante ni mi ngi koy séentu yàlla defal ko te mu jikko honorable Thierno suñu remerciement mënta doy ndax gis nañ seen taxawaay ci campagne bi moyens yi campagne bi yéen a ko joxe te mënoon la say bala fekk donc nag au delà de doole ak kàttan ak temps bi ngeen bàyyi def ko ci ngor gi ngeen ci def mënuñu ko fay yàlla na ni yàlla mi yor fay su ma duggee ku ñu benn bloc ci ginnaaw aussi bu nekk ci biir day am ay problème bu génnee aussi day am ay jafe-jafe pour seet nan la koy gérer kon nag ñun li suñu objectif mooy jéem a seet comme nee na ñun ñoo bokk lu ñu gëm parce que problème bi problème de leadership la mais ay nit ay xar sax bu ñu àndee amul jiitu te nit ku nekk xam nga ku la man bu ñu fi nekkee di xëccoo ay position aussi kii ne ca kaw rek la ñuy sonal kon li am solo mooy ñu teer suñu querelle interne yi teer aussi suñu bëgg-bëgg personnel yi bu fekkente ni ñun li ñu gëm ak li ñu bëgg askan wi moo tax ñu du ko def war nañu mën a toog autour d'une table waxtaan seet nan la ñuy nekk benn parce que fii aussi jëlut ñu naan diw mooy nekk lii diw mooy nekk lii wax naa ko ci benn audio nekkatuñu foo xam ne dañuy toog ca kaw ñu naan ñu na diw jiite ak na diw jiite defe naa ni ñun ñoo war a toog xool ci suñu biir ñu diw nañu jiite ñi ne ca kaw ñu leen diw moo ñu doy mu jiite ñu loolu bu ñu ko defee rek nañu noppal ñu ne ca kaw mais tant que ñu ngi ci guerre de position parce que man kooku mooy sama bataille querelle interne yi ñu teg ko de côté mouvement yu bëri yi pro Khalifa ADK ay socialiste fii ay kii nangam kenn ku ne am na loo gëm ok parce que la force c'est la diversité loolu la ñu wax mais diversité du tey nit ñi nekk ensemble parce que loolu la parti politique bu fi nekk boo ko seetee am na ay courant ci biir mais teewul aussi dans l'essentiel dañ ci juboo kon am na loo xamante ne sincèrement war nañ ci mën a toog waxtaan ci seet nan lañ koy mën a defee pour noppalu ñun noppal ñi ñuy àndal aussi parce que ñun bu ñu ñëwee fii aussi woo nit ñi toog te nit ñi seen biir xam ne ñun ñi leen woo sax bokkuñu fu ñu jëm déjà ñun dañu mettre en difficulté loolu déjà ñun ñoo ko war a daw ñi nga xam ne ñoo ne ci seen kaw aussi nekk ci suñu kaw suñu xamee ne ñun ñi nga xam ne ñoo leen fi nekkal ënduñu bi ànd bi ñu war a ànd aussi dañuy am ay jafe-jafe parce que duñu xam ma parti la ñuy waxal ma demba wala kii loolu aussi day loo xamante ni sincèrement man bu ma sañoon lépp loo xam ne loolu la ñuy def ñu jëm a góorgóor ci loolu ba pare leneen lu ñuy wax ñu doo ko wax abi nag moom dama koy gërëm di ko sant maa ngi nekk nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di tàmbale nuyoo bi nag di nuyu suñu honorable man ba léegi honorable laay wax ndax xëy na yàlla moo tuddagul ñu dem assemblée mais fii ci Italie ñun ñooy suñu honorable di nuyu ku nekk suñu présidente muy Abi Diagne di nuyu Mame Thierno nga xamante ne moom lañ bokkoon nekkoon doon liggéey nekk ci réew mi di nuyu Guèye mi nga xamante ne moom la fi Baye Kébé yónni li PAM def rapport bi yëpp nag duma ci dellusiwaat ndax waxaat rek lay doon man si li may ñëw mooy élection yi ñuy jógee nga xamante ne metti woon na trop si ñun ndax ku élire nit ne ko demal ak sa bopp mu ngi mel ni liir buy soogu juddu nga ne ko jógal dox ñun noonu lañ ñu defoon
te liir buy soogu juddu nga ne ko jógal dox dina metti trop si moom mais nag yàlla def na batewu nañu ba am 3e position te ku nekk xam na ne yombul biñ jógee ci loolu ku nekk xam nañ ne Khalifa Sall acharnement politique lañ ko téye kenn téyewu ko leen parce que xam nañ ne 2019 moom mooy candidat bi nga xamante ne moom la Macky gën a ragal mu téye ko ci loo xamante ne tegu ko fenn keroog damay seetaan assemblée man dama tiit dama rus ndax benn nga ni nit ki amul immunité parlementaire doo ko jox teguñ ci 1 mois nga ne am na immunité parlementaire nañ ko voté fuñ ko teg dañ ko teg ci acharnement politique. wax nañ ko ñu jiital ci nuyoo bi sunu sœur sunu honorable Abi Diagne du ma ñëwaat ci efficacité bi du ma ñëwaat ci liggéey yëpp wax nañ ko ay réunion waxaat ko ay yoon di nuyu aussi l'honorable Thierno Diop bu réew mi di nuyu Imam Baye Kébé à travers de son représentant ici sama homonyme papa Modou Gueye mi toog wax ci ay kaddu yu rafet yoo xam ne defe naa ne Imam Kébé bu ñëwoon fii du mën a wax kaddu yu gën a rafetee yi mu ko waxee ñu ngi leen di nuyu. wax bi rafet na wax bi yemb na Thierno wax nga ko ci wax ji àndoog ñun kese ci coalition bi sa sœur Abi Diagne ànd bi tas rek élection bi pare rek nga jaar nii kii jaar nii loolu mooy ànd bu neexee ngeen ànd bu naqaree ngeen ànd. mais aussi maam Thierno man ci li may insister mooy maanaam problème mu moyen ak problème mu ñun ñëpp ñu d'accord ne ay xar sax bu ñu àndi dafa am kuy jiito leadership bi ñu bàyyi xëccoo bi wax bi yëpp li ko indi mooy xëccoo bi te Thierno li nga mën boo ko defee rek mel na ñëpp mën def nañ ko bu keneen defee ñun ñëpp mën nañ ko am na ko wax fii ne tout le monde est responsable ici waaye jàppoo te gis nga Khalifa Sall mii ku nekk xam na ne lii di raam ci ñag gi la jëm maanaam bu ñu àndul ñun ñëpp suñu xool nu ñu yëkkatandoo di dóorandoo waxuma la 2019 mais man ak sama conviction ak sama peu d'expérience bi am ci politique yaakaaruma 2024 sax Khalifa sera libre ku nekk bañ a jaar ni ñaan nañu ku nekk def na ñaan yi baax na kii baax na waaye méthode bi ñu demee pour libérer Khalifa Sall nañ ko accentuer maintenant li fi amoon am na fi dootu fi dellusiwaat ci élection yi ça a été bien la doon ñuul ci soow mi wax xam nañ ko bu fekkee ne dafa am des gens qui ont voté votre sanction qu'on revient à la raison ñu bàyyi loolu te ànd joxante loxo def ko rang kii jiitu kii toog ci kawam te ñu bañ koo def comme l'armée mexicaine kenn du ma seet tey di jaajëfal suñu mag yi nekk fii Abi di suñu honorable député xëy na toogul assemblée nationale waaye wax dëgg yàlla amoon na fa place waaye yàlla moo ko dogalul ndax bu dee liggéey rek gis nañ ni liggéey daf liggéey bu rafet man campagne yi fekk ma fi Sénégal la ma fekk waaye dara umpalewu ma ko si liggéey bu rafet wax dëgg yàlla liggéey na waaye yàlla nag mooy dogal yàlla lu mu bëgg rek loolu mooy am ñoo ngi koy jaajëfal Abi Diagne téléphone am du fay mukk Abi Diagne fu mu toll mi ngi dox tànk jullit di dugg këraw kër di boole nit ñi même bu dul wàllu politique ay problème dinay am mu dugg si diggante yi li jënt si yu bari waxtuma la ak politique bi politique bi moom gàcce ngaalaama rek lañ ko siy wax dëgg yàlla moo ngi taxawu Khalifa Sall tànk yi si war yëpp man nag sama wax dafa yombul ci mbooloo lépp lu ma si wax lu tudd noonu rek na ngeen ma ko jéggal si bilan élection yi moom li ma si dolli rek parce que li ma si waroon wax yëpp defe naa ñi jiitu wax nañ ko li ma si doon mooy retard kii problème mu carte d'identité yi sabotage bi si am bokk na si li waral aussi suñu position si élection yi xëy na am na itam yeneen critères parce que boo gisee par exemple man Sénégal la ma fekk mais boo gisee au niveau de Thiès problème mu carte d'identité yi nga xam ni xale yi nga xam ñoo atteindre 18 ans ñu waroon jot seen carte d'identité yooyu yëpp dañ ko bloqué woon te am naa si preuve parce que sama nièce bokkoon na si ñi amoon problème d'ailleurs moom jotul voté sax bi muy dem Maroc parce que dañ leen mayoon ay bourse ñu waroon récupérer seen carte d'identité pour defar seen passeport si lañ demee daaf ñu expliqué leen que ni dañ leen joxoon ordre pour que ñu bloqué carte d'identité yi moment élection yi looloo taxoon ñoom defaruñu leen seen carte d'identité donc dëgg la dañ ko saboté pour saboté donc moo taxoon ñu duggoon si loolu bokk na si problème yi posé kii wu élection yi donc sabotage bokkoon na si bon si bu dee si affaire Khalifa Sall bi nag moom li ma si waroon wax yëpp wax nañ ko Macky Sall lenn rek mooy problème am
parce que xam na ni ki ko seqal Khalifa Sall il a des ambitions politiques Khalifa Sall il a des expériences xam nañu jaar-jaaram yëpp donc nekk la nit koo xam ne amul lu muy tiit du cuune te du tàppet Macky Sall nag dafa ragal loolu doo nga tax mu téye ko ni si bloqué ko si prison bi waaye yàlla li mu bind si déewu nit bi du dee mu ko te amul bu fekkente ni yàlla dogal na ni Khalifa Sall dina nekk président 2019 ala kulli at da koy nekk Macky Sall mënu ci dara ak pexe bu mu mënti def mënu ci dara de notre part nag ñun li ñuy def rek mooy lutter continuer di lutter lu ñu def rek nañ ko xeeb parce que metti na trop situation bi mu nekk metti na trop metti nañu aussi ñu ko bloqué sur tous les plans mais yàlla rek moom moo fi des léegi fi mu nekk nii nañ góorgóorlu boole suñuy doole jéem a lutter continuer ba préparer élection 2019 yi xëy na yàlla mën na si def jàmm incha allah. ñun ñëpp kenn ku si nekk si turam ak santam soxna bi Pape Dieng ak Mor ñu jóge Milan ñenn ma jot leen dañoo war a liggéey ñu dañu bëgg yeewi waaw ñun nag suñu waxtaan suñu wax mooy que ni bi maanaam bilan bi soxlawul ñu ci jaaraat li fi xew ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam nga ko gis nañ ko nit ñi wax nañ ñun nag suñu gis-gis dafa romb bi maanaam débat bi sax xëy na fi ma wax loowee du sax fi ma gënal ndax li ma gën a intéressé mooy c'est pas le bilan parce que tout a été dit moo ñu dugg ci problème mu Sénégal comme ni ko maam Thierno waxe parce que ñun suñu combat suñu xalaat dëgg-dëgg mooy lan nan la ñuy def ba suñu réew lii di ndóol mën faa jóge ndax yàlla mënuñoo jox nag li nga xam ne lii lépp am nañ ko ba ndóol mën fay jóge ba ñun waxuma la sunu ay rak wala sunu ay doomi ki jarbaat bëgg def fekk suñu ñun fii ci lu ñuy dund ñun doom yi ñu yor ñu juddoo fii ñoom ñoo war a yore réew mi ëllëg dama koy wax tubaab bi ni leen ñun suñu combat xam nga mooy lan suñu doom yi seen avenir du fii avenir àddina bi Afrique la nekk ku mu neex ku mu naqari l'avenir foofu la nekk mais nag lii tax nit day gëm boppam benn waaye wax na ko Italie bii ñun Sénégal li ñu am Italie amul Italie amul pétrole Italie amul gaz EDF bii France bii Italie amul zircon Italie amul ressource fu ñuy gase or mais ñoom si seen wàllu bopp avant ñuy doon lii ñu doon mais dañu gis suñuy bët xool lu leen indi fii ñu ak si fii tey gëm seen bopp nangoo liggéey dañu fi jóge woon dem di immigré jékki-jékki ba si yàgg ñooñu demoon di immigré ñoom ñoo dellu suñu dañuy indi fi taxawul tabax suñu réew waaye ñun nag ñu bëggul toog si nekk si àll bi kenn ku si nekk xëy na macha allah yaa ngi yor sa teraanga waaye ñun dañoo war a toog si àll bi suñu xam-xam suñuy doole lépp ñu nar ko def si bitim réew lan la ñuy jëriñ suñu askan bu ëllëgee ñun lan la ñu jëriñ Sénégal xanaa Western Union yéen di yónnee mais loolu du tax ñu jóge fa li nga fay jëlee nag mooy leen c'est un combat bi nag dama naan ndax di ko doore ci indépendance Senghor ni ko France sampe ba mu ñëw taxaw ba gars yi jox ko indépendance mu ñëw di xeex y avait le communisme ñoom Majhemout Diop ña nga foofu mais ñooñu ils étaient des leaders des opposants Senghor nekk fii def ci parcours am ba mu jóge fi jox Abdou Diouf mu def parcours am ba mu jóge fi Ablaye Wade ñëw jaar fi
tey ji Macky Sall moo fi nekk mais dafa doy bañu ñu ku ñu jiite mais dañu bëgg yëf yi ñu mu tegu ci yoon yëf yi dafa war a tegu ci yoon. ay montagne lañ koy defee am na dëkk yoo xam ne amuñu géej te boole nañ leen si pays yi nga xam ne ñoo gën a développé donc nag fi mu nekk nii ñun lan moo des ñu déterminé wu xam ne combat bi c'est notre combat te kenn duñu développé l'Afrique kenn duñu développé l'Afrique dafa am analyse ya nga xamante ne bu fekkee ne par exemple def nañu ko actuellement l'Afrique 1,2 milliard mooy population Afrique actuellement c'est une force te force bi fi mu nekk nii bu fekkee ne jéemuñu si xalaat pour la jeunesse gis nañ ce qui s'est passé kii nu mu tudd Libye gis nañ la fa am fi mu nekk bu ñu toogee ba ñuy jaay suñuy rakk bay ou bien toog ba ñuy jaay ñun am na la nga xam ne waruñu toog di ko xoolaat dañu war a toog organiser wu en même temps problème mu positionnement bi problème mu xëccoo bi du ñu yóbbu fenn nañu toog waxtaan organiser des tables de réflexion nan la ñuy fexe ba développer suñu réew am na loo xam ne maam ñi dañ ko commencé woon li ñu fi bàyyi aussi bu ñu ko yàq nañu ànd les autres partis force la rek pour xool nan la ñu mën a toog pour ànd ensemble développer notre Sénégal wala développer Afrique fi mu nekk nii débat bi actuellement dañ koy continuer dinañ wax ne bu ñu ubbee débat bi fi mu nekk ñëpp mënuñu intervenir si point bi parce que point bi nekk na point bu technique aussi tamit muy problème mu Khalifa Sall nit ñi am na ñoo xam ne ñi si intervenir bu ñu ubbee débat bi actuellement ñeneen dinañu ñëw si débat bi gën si waxtaan parce que Diagne foofu la bëggoon a gën a dugg parce que foofu moo ëpp la nga xam ne war nañ ko fa mën a wax actuellement dañuy jox la parole à notre camarade Mor Talla Kane. parole bi nga xam ne dama koy jëmale rek ci Khalifa Sall donc comme coalition la damay wax pour ñëpp rek bu fekkoon ne réunion Khalifa Sall la dañuy ñëw ne Khalifa Sall wax ca mais tey dañ koy ñëw pour def bilan dañu def ordre du jour. ordre du jour bi dañ ko joxe fi sànq mais nag xam naa ne bëgg-bëgg bee tax rek gars yi dañuy xëy dem bi ci topp mooy dama bëgg bu ñu waxatee réunion 3 heures ñu fexe 3 heures ñu daje fi mën a commencer réunion parce que yitte yi ak tempo bi ak temps bi ku ne xam na ne moodu amul jot ci benn côté muy jigéen ñi ci góor ñi donc bu ñu waxatee 3 heures bu ñu ñëwee 3 heures nañ ko commencer 3 heures réunion bi même bu ñu amee 5 personnes nañ ci démarrer. dañ démarrer réunion bi rek bu ñu ñëwee ñu continuer mais bu ñu demee joxe ordre du jour ñu ne nañ waxtaan ci ñetti point mënuñoo fexe ba jeexal benn point te ñu ngi dugg secteur loolu dafay tardé réunion bi ci topp mooy mënumaa wax rek te gërëmuma ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon coalition bi muy Manko Taxawu ñu ngi leen di gërëm leen ñëpp muy waa kër Idrissa Seck waa kër Khalifa Sall ak waa kër Malick Gakou gërëm nañ leen sant nañ leen wax dëgg yàlla seen taxawaay am na solo lool ndax yombul comme ni ko Tidiane waxee ni ma ko dégloo mu wax yombul ngay dem élection te amuloo moyen élection ku ciy dem da ngaa war a am ay moyens mais nag ndimbal dafay fekk loxol borom man li ma bëggoon honorable bi ngeen toog fi yéen ñi toog fi yu mel noonu soo amatee wax leen ko ñëpp ñun bu ñuy ñëw sax di génn ay 20 euros kenn ku ne mu génn 20 euros wala 50 euros ñu def ko suñu agent de poste bàyyi ko fii ci kees gi di ci liggéey parce que Sénégal noonu lañ daan def dañuy def ñun ñoo doon fayal suñu bopp permanence man PDS laa bokkoon permis bi ma njëkk am Abdoulaye Wade dama ko jox def naa ataaya ak saa njóogu ku ne xam na ma man Mor Kane laa tudd ñu may wax Mor Talla Kane honorable bi ñoo bokk koñ Géejawaay muy ku baax nag muy Yaay Fall di roy waay ku baax a ngi nii ko am personnalité Abi Diagne ni su may wax ci moom du ma bàyyi ku baax la ndax bàyyam ku baax la kii góor a ngi nii góor piir a ngi nii kii waa dame de fer merci Yaay Fall man dama lay tuddee léegi Yaay Fall mag ñi ngi sa ginnaaw man de foo ma woo man de maa ngi Milan maa ngi ñoom Pape Dieng mais foo ma woo man dinaa bàyyi la ma doon def yëpp ñëw mais gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp ndax représentant ci bureau de vote yi yombul ngay circuler ci Italie bi fu nga dem fa pour dajale nit ñi yombul wax dëgg yàlla gërëm nañu leen sant nañ leen gërëm nañu waa kër Malick Gakou waa kër Idrissa Seck yi ñëpp gërëm nañ leen sant nañ leen parce que bëgguma fi nekk di wax ci Khalifa Sall du réunion Khalifa Sall réunion ñëpp la wax dëgg yàlla gërëm naa leen sant naa leen su ma ci waxee lu ëpp ngeen baal ma ak yéen ñëpp sama xol a seet daal sër gërëm nañ la. voilà salaamaaleykum mbokk yi ma dellu si ci waxtaan bi ñu nit ñeen ko doon waxee sànq rek li gën a yokk tax ñu wootee moo doon ci affaire Khalifa Sall bi ñu nekk ak ban taxawaay lañ war a taxaw ci élection yi ñu jëm élection 2019 bi man nag li may wax ci mbirum Khalifa ci wàllu politique bi laa koy wax xëy na li ci des ci wàllu juridique bi Abdou Ndiaye comme moom c'est un juriste moo ma gën a xam loi yi moom dina ko mën a toj loi par loi waaye bu dee ci wàllu politique bi dina am loo xam dinaa ko ci mën a wax. am na aussi suñu beneen juriste bu fi nekk Abdou Diop
mi ngi ne ci biir mbooloo yi xam naa ni moom it du ñàkk dina ci wax xalaatam parce que dafay mbirum yoon il faut ñu leeralal ko nit ñi. Khalifa Sall problème am du dara problème politique la li tax ñu ne problème politique la ku nekk ku toog fii tey nga mus a nekk conseil municipal ci mairie xam nga ne bu ñuy def budget dañ ciy dugal divers bi mooy ñi nga xam ne ay secours lañ koy def te ku nekk ci mairie toujours boo gisee tabaski ñëw wala korité wala màggal wala gàmmo yàgg ngaa dégg ñu naan ñuy distribuer ay secours ci biir mairie bi te ci point boobu lañ ko doon jël ci jox la bañ nekk ba dañ naa la defal demande de secours bu tabaski ñëwee nga def demande mu déposé ko ci mairie bi ñu woo la yëkkati jox la ci loolu mooy dépense mooy divers yooyu ñu tuddee ko caisse d'avance muy ci wàll bi mooy genre fonds politique la mais comme mairie amul droit am fonds politique ñu génnee fonds boobu def ko ñu tuddee ko caisse d'avance caisse boobu mi ngi foon depuis temps Senghor ci lañ ko créé woon ndax dañ ni mairie Dakar dafay mairie bu exceptionnel bokkut ak yeneen mairie yi ndaxte dafa nekk ci biir capitale bi xam nañu kuy jógee bitim réew président réew mu nekk boo ñëw biir capitale bi ngay wàcc ñoo lay accueillir ndax fa ngay fanaan ñoom ñooy yor sa lépp 4 avril bi ci Dakar lañ koy defee kon mairie bi am na ci lu mu ci war a def bu gan bu président am mairie bi am na loo xam ne moom lañ ko war a def tey bu fekkee am na ku feebar muy yenn kii mën nga cee dindi gàmmo yi màggal yi ku nekk xam ne Dakar dafay expliquer fa boppam ñu ne woon kon nañu génne kees boobu jagale ko maire bi nga xam ne dinañ ci mën a dimbali nit ñi Mamadou Diop utiliser na kees bi ba dem Pape Diop utiliser kees googu ba dem Khalifa Sall bi mu ñëwee toog na 3 mois nangu talaal kees bi waa perception ni ko xaalis bii sax xaalis la sa droit la mun leen du ma ko jël tant que awma ci lu leer ci la demee ci Pape Diop kii astafurlah Mamadou Diop éclaircir ko wax ko ni muy demee yëpp ni ñu ko doon utiliser et tout mu jóge fa demal boppam ci sëñ Mansour si borom daara ji waxtaan ak moom sëñ Mansour ni ko fexeel ba bul jaawale alalu li ngay liggéey ak sa poos bu fekkee ni yoon moo la ko jox te nga war koo jariñoo jël ko mais bu la ko yoon joxul na nga ko fa ba munu ko nee nañ nii lañ ko di munu ko comme ñi la fa jiitu noonu lañ ko doon doxalee kon mën nga koo konne di doxale noonu Khalifa di doxale noonu kees gi kees googu bu ngeen fàttalikoo ñi nga xamante nekkoon nañ parti socialiste bu ñu amee fàttaliku laa wax temps bi ñuy bëgg a introniser Tanor comme secrétaire général parti socialiste Abdou Diop mais xam na li may wax tey Ousmane Tanor Dieng mi nekkoon ministre d'État chargé des affaires des services présidentiels nga xam ne inspecteur d'État yëpp moom moo ci seen ay responsabilité ci seen responsabilité la nekk moom moo yor seen responsabilité doon na bëgg a attaquer Mamadou Diop ci kees Abdou Diouf bañ ndaxte boobu Mamadou Diop àndut ak moom kon xam na kees gi xam na lan moo tax kees gi jóg arme de guerre la bu ñu bëgg a utiliser tey bi Khalifa Sall di ànd ak ñoom 2009 Macky Sall doon nañu ko dimbali ci kees googu am na koo xamante ni fu ngeen mës a dégg affaire Karim Wade mu génn ci rajo naa 2000 milliards génne nañ ko banque génn nañu fee mooy Amath Dansokho ndax ba coow li amee ba léegi kenn mës naa dégg Amath Dansokho wax ci kees googu kenn du ko dégg parce que Amath Dansokho moom ci boppam jalis yi mu doon def Khalifa Sall moo doon génn ci kees googu di ko fayal ay 2 millions 3 millions mu dem France def jalisam chaque fin du mois di dellu si tey kenn dégg ko mu intervenir wax ci te du ci wax parce que am na lu ci bëri état bi ci boppam Macky Sall am na tey ñoo xam ne ay kii lañu nu mu tuddati ay renseignements généraux lañu te état bi du leen fay mais dañuy demander mairie Dakar na leen defal ay rémunération ci xaalis kees googu la ñuy génne di leen ko jox tey Serigne Dakar ñoom ñi di wax ak Serigne sa fa nekk ku ci gàmm di nga yónnee sa rek d'invitation ci kees googu la ñuy dindi jox la bokkut ak li nga xamante ni maire bi ci boppam mooy ay secours am di ko joxe boppam ça n'a rien à voir mais comme moom ñoom ñoo àndoon ba ñu demee ci référendum bi defe naa ne ku nekk dégg na ko Macky Sall taxaw France wax ko ne Khalifa Sall n'a qu'à prendre ses responsabilités kon boobu xam na ne am na lu ñu koy pare parce que Khalifa Sall d'accord woon ci référendum bi boobu la ñu pare li ñu pare Ousmane Tanor Dieng moom ci boppam xam na ne Khalifa Sall bi foo PS dina ko vider dina ko mettre en minorité li mu bëggoon ci Macky Sall dootu ko am moo tax mu ànd ak Macky Sall ñu complété ko pour jàpp du lenn lu dul politique. te loolu la kontaan seen teewaay di leen remercier également ci mobilisation bi nga xam ne génne nañ ko muy élection yi jàll élection législative yi jàll yàlla dafa defoon nag
man lañ defoon coordonnateur national comité électoral bi fii ci Italie comme ni ko Tidiane waxoon def jeunesse bi je pense que ñun def nañ benn stratégie boo xam ne bii monté nañ ay pexe yoo xam ne yii maanaam buñ ko jox la woon nam waree ak moyens yi ñu am yaakaaroon naa ne 2 députés yi nekkoon Italie ñun ñoo koy jël parce que liñ def ci xam-xam lañ ko teg ci stratégie politique lañ ko teg parce que dañ ko jàngoon mais yàlla nag mooy def li ko neex de telle sorte que biñ xalaatee ba teg maanaam stratégie résultat yi génn gis nga ni mu demee 3e force lañ nekk ci biir Italie mu am benn élément boo xam ne bii également dafa ñëw perturber stratégie parce que biñ demee ba teg amul benn coalition boo xam ne bii liñ tegoon moom amal nañ ko manifestation yi ñu def amul benn coalition boo xam ne bii def na manifestation yi mais yàlla même APR bi nga xam ne il y a des moyens ay lim def manifestation yi mu def sax yu tuuti la ñun ñoo ko ëppale manifestation yi ñu def ci engagement yi ñu amoon ak moyens yi nga amoon moom lañ tegoon yàlla dafa defoon nag ci biir benn élément étranger ñëw élément étranger bi mooy le président Abdoulaye Wade lañ suuraale wutoon ci mu dugg ci biir liste yi de telle sorte que élément yu bëri joxoon nañ bopp Khalifa Sall biñ demee bu góor gi ne du dugal ko gars yi ci bëri comme góor gi effectivement dafa am électoral boppam yoo xam ne ñu góor gi lañ xam xamuñu PDS xamuñu sama góor gi ñëw la lañ wax loolu nag moo tax effectivement affaire yu ci bëri xaw a déplacé wu daal ñu voteel góor gi kooku benn élément très déterminant la boo xam ne bii même Alioune Gueye mi nga xam ne mooy responsable politique bi nga nekk moo nekk Bergamo ñëpp xam nañ ko toog nañ ba waxtaan mais góor bi ba mu ñëwee la déstabiliser ñu ci bëri daal di nangu suñu électeurs yoo xam ne favorable woon nañu donc kooku élément important la boo xam ne bii même au niveau national góor gi dafa perturber élection yi même Macky Sall la ko perturber donc kooku ñu nangu ko bokk ko te lañ doon gën a xalaat sax mooy coalition ba njëkk ba bu àndoon tey Macky Sall lii mu def ñu ko def parce que foofu liggéey nañ fa mais dañoo dem ba ci biir affaire yi xaw a tasaaroo léegi ku nekk demal boppam mais ci loolu lañ doon liggéey te loolu bu amoon tey Khalifa Sall dina génn ci kaso bi donc ci loolu lañ liggéey donc kooku moom mooy élément bi ma ci bëggoon nag di remercier yéen ñëpp di leen sant nag dinaa remercier également délégation bi nga xam ne ñoom laa àndal mooy suma gars yi nga xam ne di rafetlu teewaay bi ngeen def encore une fois di remercier suñu honorable yi commencé ko ci sama sœur Abi teg ci honorable Thierno Diop combat bi nga xamante ni nag mooy combat Khalifa Sall man dama naan combat Sénégal li tax ma naan combat Sénégal la parce que dafa commencé ci Karim Wade ñu gis jour bi nga xamante ni Karim Wade ñu ngi koy exilé ñu fay lamp yi courant yi amul internet amul ka nga xamante ni moom lañ doon wax naan moom ci ay jet privé lay dundee jet privé boo xamante ni mu nga toog pendant 3 jours di ko xaar pour moom mu dugg ca dem donc loolu lépp ay deal la te li ko waral mooy on a devant nous un président boo xamante ni il s'est pas préparé pour être président de la République daf cee dal donc ku ci dal nag doo xam naka ngay gérer tu ne t'es pas préparé loolu d'abord mooy suñu erreur bi njëkk te erreur bi njëkk boobu li ko waral mooy ñi nga xamante ni tey ñoo noot Khalifa Sall en commençant par le secrétaire général du parti notre parti parce que man parti socialiste la bokk Ousmane Tanor Dieng ak keneen ka nga xamante ni newoon na ci parti bi génn ca muy Moustapha Niass su ngeen fàttalikoo ñoom ñaar yaay jiitu maay jiitu moo may lii tey Macky Sall ñoom tey xamatuñu fu ñu jëm ñooñu ñoo ko uuf tey di ko teg ci yoon pour ñoom jàpp nañ ni yoon la mais en quelque sorte da di loo xamante ni jamono day dox
bu ñu seetloo fi mu nekk nii jeunesse bi moo fi nekk da nga xamante ni ñoo Senghor làqu na ak ñoom Mahmoud Diop ñoo ñëpp làqu nañu tey ñooñu ñooy gérer Sénégal donc ñun suñu devoir d'abord ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir parti bi mooy sargal ñi nga xamante ni gis nañu injustice bi nga xamante ni am na ci biir parti socialiste ñu ñëw ànd ci di ko xeex parce que ñun duñu ay sociétés yoo xam ne dañuy doxantu ñun dañuy ñëw xeex ci biir parti bi parce que appareil parti bi mooy tax duñu mun a génn parti bi comme ni ko Khalifa Sall di waxee jusqu'à présent c'est un socialiste et restera toujours socialiste mu ngi ci biir parti di ko génn waru koo génn. ñun dañ nekkoon jeunes yi nga xam ne toujours ñoo doon ànd ak mook yàlla na ko yàlla yërëm muy Babacar Mbaye di génnoon àdduna ba ma yëgee chaque fois que ne Khalifa Sall actuellement nii mu ngi def ay démarches yoo xam ne pour ne serait-ce que bu dul dara am kiw boppam boobu mu ngi ci biir PS man dama teel a ànd ak moom affilié wu ci côté parce que dama ko xam bu baax a baax xam naa ko bu baax te nit ki boo xamee nit pour nga ànd ak moom day yomb d'autant plus que aussi ñu dem ba ci biir ma gis sama sœur bi mu doon benn sœur bu compétente boo xam ne dame de fer laa koy wax man lépp lu may def actuellement ma yëg ko ci rek dama koy bàyyi ñëw ci ginnaaw parce que xam naa ko bu baax a baax abi xam sœuram yeneen yi ñoom mati ñoom ñëpp aussi li tax may gën a am fit aussi mu am sama frère boo xam ne Abdou Ndiaye ñun ñoo nekk ensemble yàgg xamante bu baax a baax moom chaque fois am na idée yoo xam ne da ciy dem man su ma ko yëgee rek du ma cherche à comprendre damay gëm xam parce que toujours ci fi muy tegu foofu la moo tax ma amoon jéggulu aussi retard bi peut-être li ma teel a ñëw intégré wu mais depuis longtemps intégré wu naa ci à distance mais peut-être tey la yàlla dogal ma ñëw présenté wu ma leen di xamal ne à tout moment man maa ngi ci biir te aussi lépp loo xam ne yëg naa ko te mu dem ci cadre fii combat bi ñu mëne pour jàppale suñu je pense que Sénégal fi mu nekk nii toll na ci situation boo xam ne nii il est temps que nit ñi jóg taxaw xam lan mooy sooru Sénégal ak fan la Sénégal jëm parce que Macky Sall c'est un président qui est né après les indépendances donc situation boo xam ne nii la teg na ci Khalifa Sall waru ko ci woon a teg parce que après indépendance beneen vision la ñu amoon ci politique sénégalaise mais nga ñëw dañ la xooxatal yow def la loo xam ne lii neexu la moo tax sénégalais yi tëb xeex ànd ak yow ñu fal la erreur boobu nga bëgg ko répéter yow boo koy répéter ko dans une logique nga tekk ci yoon mais répéter ko ci kaw acharnement politique boo xam ne amoo benn base boo xam ne ni c'est valable pour nga mën ci sukkandiku ne kii la nii laa koy jàppe lii moo tax ma di ko jàpp tegulul ci yoon mag ñi kilifa yi wax nañu juriste yi wax nañu constitution bi xam nañ li ci nekk parce que Sénégal lu mu bon am na ñoo xam ne ñii bëri na ay jàngkat diaspora bi bëri na ay jàngkat interprétation yi bëri na Macky Sall dégluwul kenn faalewul en ce moment nag c'est le monde et les Sénégalais. wax naa leen ko ba tey fu ma dem seulement yàlla defal na ma nag lu nga xam ne maa ngi ko ci gën a santaat muy su ma jëlee engagement yaakaar naa su fekkee ne ruu gi mi ngi noppi kenn mënu maa dévier may ñaan te di ko waxaat toujours ne suñu mbooloo mii bu ñu ko xeeb nañ gëm suñu bopp gars yi wax nañ ci bilan wax nañu résultat yi fi mu jaar càcc ga wala boog fala-falay ba tax lii xew ci wati yi passé ñenn ñi ne nañ du échec waaye am na ku ne am njàngat la man kooku laa gën a àndal affaire bi examen la woon dawal nañ cours bu njëkk bi gis nañ li xew lii ñëw ñu war ko bàyyi xel xam nga dafa jaratu léegi di wax li nu bëgg ñëpp xam nañ li ñu bëgg ñëpp xam nañ fi mu nekk nii lay dox ci réew ma ak gouvernement bi fi ne kooku taxatu ñoo jóg léegi fi mu nekk léegi ñun suñu problème leen rek la war a doon bi ci jiitu ñu bennoo gi gars yi wax li fi Tidiane Pam wax sang boobu dem jóge Milan li mu fi wax ñaari wax yooyu daanaka mënoon a collecter
jataay bi nañ nekk benn bu kenn xalaat ne dañ man damaa war a wax nit ñi ne la na leen fal leen ma jiitu non non da ngay bàyyi nit ñi ne la demal ñu booba lay neex ci biir wax ji di ma ci déggee suñu mbokk bi fi ñekkoon te jóge fi dem léegi Moustapha Diagne man dafa benn kon damaa dégg ci wax ji de ba léegi kon mouvement bi dafa tudd mouvement jàppale Khalifa Sall waaye am na beneen mouvement boo xam ne parallèle boo xam ne bii waa PS lañ toujours ñi ngay def ngir PS Khalifa génnagul PS sama yaakaar génnagul kon mën nañu wax ne lépp PS la waaye nag Khalifa am na problème am na ñu jóg pour jàppale ko man ndax groupe bële buñ na ñu ngi jàppale Khalifa dañuy ñëw pour jàppale Khalifa wala ñoom buñ seen affaire baaxoon bu PS baaxoon ñu ne Khalifa léegi génnal bokkatoo ndax ñoom dañuy rester ca biir PS booba di doxal bàyyi ñu dem ci ñalo bi wala bu ñëwoon Khalifa bokkatuloo ci yow ak ñi nga àndal génn leen PS par force ndax ñooñu li ñu wax gëm nañ ko ne fu Khalifa taxaw ñu taxaw fa parce que xam nañ Khalifa nañ seetluwaat foofu bu baax li may ragal mu ñu am inshiqaq ñu am benn différence bu am suñu diggante ñu gëm na ñun ñëpp benn lañ te fekk ne te ñaar lañ te yëguñ ko nañ ci def attention da ngay def bu dee dëgg ci yow da nga réussir bu soobee yàlla. alors léegi nag li ci des mooy ñii fi toog ñëpp seen ngërëm seen kent yaakaar naa ne mënees ko wax ci làmmiñ ci xol la de parce que fu ñu wootee gis leen te ñi fi ñëwoon toujours ñooy ñëwaat mi ngi doolee ko tuuti waaye nañu yokk te gëm ko te jàppale ko nekk ci gannaaw baax na. parce que aussi maanaam man xalifiste laay wax comme que xalifiste yi doonoo am Brescia am Milan am fii chaque mois bu ñu ko mënoon a def fenn tamit ci sama xalaat daal loolu moom mooy gën daal parce que tamit boo xoolee bii passé xaw naa ci man am problème parce que abi woo na ma ñii la woonan ma man xaw ma fan laa war a jëm finalement Cheikh Mbacké daf ma mujj yóbbu Brescia waaw loolu daal su ma ci mënoon a am lu ma leer aussi dina ma gënal trop parce que tamit dina ma dimbali parce que saa yu nu wootee man su ma sañoon wax dëgg yàlla dinaa ñëw mënumaa wax nag ci mbooloo bu lu yàgg daal xam nga li ma la te nu jéem a booloo nekk benn ndax mbooloo mooy doole te tamit ñu mën a dëgg ndax ñu mën a déglu ñëpp ndax waxi mbooloo mënta doon benn waaye li ci am solo mooy na ko nit ñi xalaatee lu rafet te du dëgg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. camarade maa ngi leen di nuyu soxna Abi maa ngi lay nuyu di la ziar di remercier ñi fi toog ñëpp di rafetlu tamit jataay bi di leen wax ni man maay président mouvement RES mouvement des immigrés pour l'émergence du Sénégal basé à Caravaggio d'accord sama taxawaayu tey dina am ñu bëri ñu mu jaaxal ci ñu nga xam ni xamoon doon nañ ma gis ci wetu quelques militants de APR ba ñu bëri yaakaar ne xëy na je suis apériste mais je suis fidèle avec mon ami Pape Diaw moom laa doon soutenir di ko jàppale et tout parce que tamit dañ doon liggéey ci cadre Benno Bokk Yaakaar comme parti bi nga xam ni ci laa bokk muy parti socialiste allié la l'APR comme ni ko Khalifa Sall di waxee naan dafa yaakaaroon ni ñoo APR ñoo ànd ba noppi far mais ndekete dañoo ànd te faruñu parce que tey alliance bii nekk muy Benno Bokk Yaakaar Khalifa Sall actionnaire la ci ma yaakaaroon ne ku am action ci benn société war nga laaj sa part mais ndeke Macky Sall paaru Khalifa Sall mooy prison mais nag ñu ànd ci ak xel mu dal léegi maa ngi lire ci net bi fixé nañu jugement bi le 14 décembre fixé nañu jugement bi le 14 décembre parce que ñoom dañoo amoon benn calendrier bien ficelé mais xeex bi lii waxtaan ak jataay ni du ko réglé
soo gisee ma ne am naa ci xel mu dal mooy bis bu nekk rek yàlla di ci wane boppam ba démb laay doog a découvrir que ni juge Samba Sall papaam nekkoon na maire de Dakar kon baayam mos na ci caisse d'avance bi pour ma wax leen ni Khalifa Sall mënul gérer bi mu nekkee 2009 ak léegi 554 milliards musuñu ko épinglé ci lenn te li mu réalisé ci biir Dakar ñëpp gis nañ ko d'accord Macky bu cuunee ba Tanor di ko joxañ ne ko caisse d'avance bi waaw lu tax bi ñuy joxañ caisse d'avance bi monté wuñ 1887 ci Blaise Diagne mais ñu yemale ko ci 2003 lañ wax te 2003 parce que man gëstu naa ba gis naa rapport bi IGE amul fenn fu mu wax ni nañu topp Khalifa Sall création wu caisse bi lañ wax ne ni ñu ko créé baaxul nañ ko seetaan waaw bu fekkee ni ñu ko créé baaxul nañ seeti Pape Diop mi nga xam ni moo ko modifié 2003 ñii ñu jàpp nii mooy ay Mbaye Touré ak ainsi de suite et tout ba ci bokkum mi ñu libéré nii Pape Diop moo ko fa tegoon bokkum lan moo ko tax a génn nee na moom xamul woon ni caisse gi ni ñu ko créé baaxul te moom mu nekk fi depuis 2005 parce que bokkum dafa transhumé dem APR bon réew mi ne ni ñu ko bëgg a yore mooy alliance pour la république mais par la république léegi daal boo nekkee président alliance pour la république boo ci bokkee nekk ci actionnaire ñu bàyyi la ci biti mais li ma ciy dolli daal di leen gën a encouragé mooy ànd nekk benn mënul nekk fenn même diine ji ñu nekk dafa am ñeenti ngir mais bu ñu duggee ci jàkka ji benn imam dong la yam kon na mouvement yi yaatu mais objectif bi na nekk benn jaruñu naan bu ñu dispersé def lii parce que bu ñu dispersé mooy man ma jaar ni taxani am 100 kii taxani am 100 bu ñu sottee ñu am 400 bu fekkee ñeenti la kon nañu fexe rek mouvement yi gën a yaatu mais objectif bi nekk benn loolu mooy l'essentiel li ci des mooy nañ ko gën a yaatal parce que soppay Khalifa Sall yi tooguñu fii te ñi ko sopp bëgg ko bokkuñu ci benn parti politique su may wax la ci PS bii ñu nekk ni Khalifa Sall moo ko moom loolu waxu Abdoulaye Elimane Kane bi leeral na lépp démb man du ma dugg sax ci kan mooy Khalifa Sall parce que li mu wax ci Khalifa Sall kenn mënatul wax ci moom lu ko raw léegi nag silence bi mu defoon ba tax mu génn léegi loolu moo jaxase bopp gaa yi mais Khalifa Sall mënuñu ko dàq tey mënuñu ko dàq suba léegi nag ñun nañu gën a mëne combat bi mu ngi gën a guddi kàddu gi daf ma bett ba li ma bëggoon a wax yow mënu ma ko wax mais maa ngi lay encouragé di leen gërëm di leen wax ni daal nañu taral mbir mi parce que gars yi caaxaanuñu dañ ko nar a jugé tëj ko même li ñuy wax naan kilifa diine ñu ngi wax kilifa yi waxuñu man musuma d'accord que ni kilifa diine ñu ngi wax parce que nit ki bu fekkee da nga ko bëgg a sauver te ki yor yar bi mu ngi dóor da ngay taxaw ki yor yar bi ni ko bàyyi dóor yi wala nga téye ci loxo bi mais munoon yaa ngi dox ci suuf mais li nga dox ci suuf te kii ñu ko teg ci kaw mais da ngay génne sa kàddu wax ci kaw ñu xam ni kii li ñu ko teg jaaduwul du benn du ñaar mais ni kilifa labbe yi def nañ ko def mais ñu lu ñu ragal labbe yi dañoo wane seen féete xamal ni carrément kii li ñu ko teg jaaduwul ñëpp dégg ko kenn buwul kenn laqawul mais léegi bu ñu ne kilifa gi mu ngi wax ci suuf bu ñu demee fële ñu ne ko Macky Sall ñëw ñu koy raayal ginnaaw mais loolu amul fenn kon nag combat bi sunu combat la nañ ko mën a jusqu'à bout maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm asalaam. ah yàgg naa def unité ak politique ndax ba may njëkk a voté en 98 bu dee juumuma unité 3 école ba ñu nekkoon représentant la woon unité ab bureau de vote Mbaye Ndiaye la monsieur le maire ba fa nekkoon moo génn woon école bi moom laa koy wax sànq sama xarit bee toog ma ne ko bu leen tëj ab gaynde ci moom la j'ai pas l'habitude sax man di tagg ni teg flatté mais bu dee wàllu politique rek dama koy wax ak sama frère Sidi ma ne ko bu dee wàllu politique Abi Diagne ma xam fii ñi fiy taxaw ñu politique yëpp laa wax nag mooy mën xam naa ko bu baax a baax fitit am na ko li muy def it xaaru si kenn kooku moom benn parti la gaa nag bokkuñu wàllu politique ku nekk fa ngay xoolee man unité ak PDS la ko je ne le cache pas dama ne même sama tomb bu ñu ko remuer moom lañ may suulaale
mais dama ne pour un combat de principe Khalifa Sall dafa mérité soutenir pour un combat de principe bokkuma nag PS bokkuma si mais mooy rek lii waaye wax sa mbokku julli dafa am fitna yu koy teg te lañ koy teg dara du si dëgg man xaw ma nu tey ay caisse d'avance ak ay caisse politique mais Macky Sall bu dee logiquement rek te li muy wax mais moom saa bu yeewoo mu ngay tibb di joxe saa bu yeewoo bërki démb si mutu noonu démb aéroport ba militant yi ñu jóg foofu lu leen fa yóbbu waaw ab yi xam nga sànq da nga naan ne tey ay sëriñ mooy waa ji li mu wax rek sëriñ yi bu dee dañuy waxi jaaxal na ndax booy wax guddi bëccëg bu président ñëwee nga tàppal ko ça pose problème au Sénégal li nga nekk nga mën naan la bàyyi ko tamit di woote jàmm ba pare waa ji dóor nit ñi mais mënut a nekk woote jàmm waa ji saa bu xëyee mu nga dóor nit ñi li am na benn frère wax sànq gis nga léegi affaire yi nekkatul ay toog réunion kërëb sol costume yi kërëb mooy li ñu tuddee lu laa wax Déthié Fall keroog ne ñoom Bamba Fall si li ma ko suivre laa mu ne leen ay vendredi rouge yooyu bàyyi leen ko c'est pas ay vendredi rouge le vendredi blanc wala vendredi vert qui va régler ça c'est dans la rue gis nga affaire Khalifa Sall bi ak keneen laa wax de après Khalifa Sall sax yoram peut-être un autre xamuñu kan la y aura un autre bu muy taxaw léegi nag dans la rue rek combat de la rue moom moo koy régler c'est pas combat toog fii gars yi def discours programme kërëb on règle d'abord le combat dans la rue léegi nag bu ñuy toog waxtaan combat bi nag ñëpp la waaw ñëpp ñoo bett de noo ngi ziar ñëpp di sant ci jataay bi di ñaan suñu boroom defal na ci tawféex ba liñ ci bëgg lépp ñu am ko ci ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nag ñi fiy def intervention yëpp vraiment wax ji rafet na kenn mënu cee teg dara man daal li may gën a wax rek mooy comme li ñëpp wax ñu gën a booloo gën a nekk benn seulement nag ñaare toujours dañ koy wax bu rek muy am ci làmmiñ yi te du àgg ci xol yi du àgg ci jëf yi loolu mooy suñu problème ñun sénégalais maanaam mën nañoo wax rafetal nii rek mais maanaam pour tenir ko mu nekk ci suñuy xol loolu toujours mooy suñu problème te itam man damay jàpp ni magum jëmm dañ naa lu ko jógloo wax loo ko maanaam nit ki li muy wax da ko war a gëm muy lu dëggu ci moom ñu jàpp ko parce que li ñu gën a tardeel ñun sénégalais yi mën naa ni noo fi jiitu ñun la tubaab yi gën a bëgg mais loolu dem na ba ci suñu biir moo ñu tardeel parce que dañuy xeexante ci suñu biir foo nekk sax bëggoo sa morom nekk fa bëggoo sa morom jege la kon loolu moo ñu jàpp moo ñu tardé ñi ñu fi mujj a ñëw ñëpp ñoo nu gën a avancé te loolu du ci kenn ci ñun la parce que am nañu xam-xam bi am nañu autorité bi mais noo yéeneentewul jàmm bu ñu waxantee dëgg nag rek loolu moo ñu tardeel fa Sénégal moo ñu tardeel fii ñu nekk kon loolu war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn di jógandoo di dóorandoo di jàppandoo parce que loolu mooy tax li ñu bëgg ñu mën koo am mais bu fekkee dañ koy wax mu yem nii rek ci kaw te duñ ko jëfee itam duñu dem fenn kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax wax bi daf ma bett maa ngi jéglu lépp lu ci dëgg ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. Sénégal nekkul si ay problème actuellement bu fekkee ne dañu gis des sociétés étrangères di envahir le Sénégal te kenn waxu si te fi mu nekk problème mu APE yi li ñu doon wax ne actuellement ñi koy défendre ñu ngi Sénégal ñu ngi toog di si xeex di ko défendre mais actuellement il y a des sociétés ya nga xamante ne foo xool lu mel ni Auchan il faut ñu wax ko commencé nañu envahir Sénégal am na yeneen sociétés ya nga xamante ne yeneen compagnie fi mu nekk ñu ngi commencé envahir le Sénégal pourquoi parce que buñu naan le monde est en crise duñu wax ne Europe gi rek moo nekk en crise l'Afrique est en crise les États-Unis est en crise fi mu nekk chercher des solutions solutions yi xool nañ ne 60% des terres cultivables fi mu nekk Afrique la nekk te actuellement bu ñu bëggee régler le problème de la crise mondiale ñu ne dañ koy régler fi mu nekk sans pour autant laisser l'Afrique ñu régler ko te africains yi duñ si bokk fi mu nekk loolu nekk na une utopie ba nga xamante ne les Sénégalais wala les Africains waruñu ko mën a seetaan te actuellement ñun dañuy xool am na loo xam ne Kémi Séba doon na ko wax quel que soit alpha il faut ñu être transversal dans notre discours parce que bu ñu waxee développer Sénégal seulement sans pour autant penser à l'Afrique fi mu nekk développement boobu du nekk développement ba nga xam ne nit ñi mën nañ si sukkandiku parce que bu fekkee ne dañu faire tomber les par exemple les murs yi nga xam ne dafa nekk entre les frontières
mu devenir des ponts mën na sauver la jeunesse africaine. bu fekkee ne dañuy ñëw par exemple nos leaders nañu nekk des leaders ya nga xamante ne ce sont des panafricanistes nekk leaders ya nga xam dañuy def dañuy xool la politique de la jeunesse fi mu nekk la politique de la jeunesse au Sénégal même en Afrique fi mu nekk nii xooluñu ko te aussi fi mu nekk xalaatuñu si nañu créer des par exemple des tables de réflexion bañ si xool distinction de parti bañ si xool distinction de religion parce que fi mu nekk nii boo xoolee bu ñuy jël par exemple ñu ne la or 50% fan la des ñu ne Afrique la des ñu xool jamaa ñu ne la Afrique la des ñu xool leneen la nga xam ne batterie téléphone lii koy defar fan la jóge Afrique la jóge ñun ñu toog di seetaan yow dafa ma ni dañu toog par exemple fi mu nekk nii si jamaa di séentu përëm di xëccoo përëm problème bi mooy fi mu nekk nii réveil des consciences il faut ñu waxtaan ak nit ñi. Le système qu'on a en Afrique ou bien le système qu'on a au Sénégal c'est un système ba nga xam dañ ko hérité fan lañ ko hérité par exemple France moo ñu ko jox même jox ñu une civilisation ba nga xam ne mënul développer Afrique il faut nit ñi wax ko te il faut ñu waxtaan seen Afrique nit ñi fi mu nekk da ngay jàng ba génne am nga sa diplôme am nga sa bac mais mënoo dem parce que fi mu nekk nii actuellement bu ñu la joxee loolu rek nga dem doo dem fi mu nekk bu fekkee dañ dem Sénégal dem nañu Sénégal dugg nañu Sénégal fu ne dugg nañ fi Sénégal ñan lañu àndulaan la commission union européenne ñu def ay études bi ñu toogee dañu toog am na loo xam ne dañu koy wax lan lañ ñu demandé ban question lañ ñu posé yéen lan moo tax mënu leen développé wu am ngeen suuf am ngeen par exemple des jeunes des bras qu'il faut pour développer le Sénégal am ngeen géej loolu lépp source d'espoir la mais fi mu nekk Sénégal boo bëggee thon da nga koy importer te nga am géej lan mooy jóge si géej thon bi yëpp dañ koy importer fi mu nekk nii actuellement da ngay xool dans l'agriculture mais agriculture fi mu nekk nii terre yi gën si monde bi sa mbaay mu ngi Afrique ñun dem nañu ay pays yoo xam ne si kaw montagne bi la ñuy bay te actuellement dañ leen considérer si pays yi nga xam ne pays yu gën a développé la ñu bokk demal par exemple Japon lan moo fa am da ngay xool terre ya nga xam ne li si ëpp ay volcan la te fi mu nekk nii aussi tamit nañu bàyyi juger que ne les Africains ou bien les Sénégalais ne sont pas capables de gérer certains projets loolu bu ñu ko defee fi mu nekk nii seen saagante la le premier ministre a parlé de la jeunesse sénégalaise lan la wax jeunesse sénégalaise amuñu formation benn bi mais la formation politique boobu kan moo ko war a mën a définir parce que am na loo xam ne en tant que kii fi mu nekk vision il faut ñu am ko Macron actuellement nii li muy def am na ñoo xam ne contre nañu ko mais bu ñu toogee seetaan ñu jëlaat ñu am foo xam ne dañu fa yóbbu te ñun fi mu nekk nii la diaspora quel que soit alpha bu ñu ne diaspora fan la commencé mooy pays bii nga xam ne boo gën a frontière ak Sénégal ñoo ñu génne l'Afrique bu ñu leen fàtte si loolu te expérience bi ñu am ñun dinañ nekk Europe ñu nañu par exemple ay systèmes yoo xam ne dañ koy génne vous avez fait 6 ans mën nga demander fi mu ne carte de séjour nga def 10 ans ñu ne la mën nga demander nationalité fi mu nekk bu ñu ko amee ñun ñu xool naa fi mu nekk loolu acquis la pour ñun victoire la pour ñun mais aussi expérience bi ngeen am 10 ans si pays 20 ans si pays mais duñ leen bàyyi ngeen dem parce que expérience boobu ñoom ñëpp bu ñu demee ñibbi fa ñu ne mais force boobu nan lay demee force boobu aussi tamit ñun il faut ñu toog si waxtaan parce que am na Mor wax na ko léegi dafa am la nga xamante ne bu fekkee ne ay nit dañ siy wax di ko xool ñun combat bi na nekk nañu le tronc commun c'est le Sénégal lan moo ñu war nañu toog di waxtaan même les présidents am na loo xam ne dafa ñaaw si Afrique président bu pare mandat da ngay génn Afrique wala boo génnul Afrique yaa ngi génn nga sa dëkk génn nga Sénégal wala génn nga beneen dëkk te fi mu nekk lan moo tax parce que pouvoir bi dafa am loo xam ne les institutions wala fi mu nekk bu ñuy wax le code yi ñuy wax yépp quel que soit alpha nañuy waxtaan di kiw nit ñi Cheikh Anta Diop am na lu mu daan wax am na loo xam ne aussi tamit ñu toog si ab salle 5 personnes ñoo fa dégg langue ba nga xam ne langue étrangère la langue réew mi ñëpp dégg ko waxal ak ñoom si langue ba ñu dégg du complexe nit day ñëw par exemple ñu naan xoolal na muy lakkee français ba na muy waxee français ba na muy waxee anglais ba mais suñu langue fi mu nekk nii code yi si am tey Sénégal am na dialecte yoo xam ne niñ ko mën a waxee tubaab yi ko tuddee ay dialecte mais ay langue lañ fi mu nekk da ngay xool bergamo bi dañuy wax bergamasque am na loo xam ne mënoo leen pénétrer te am na loo xam ne dinañ ko wax Sénégal fi mu nekk nii ak pays africains yi des fois dañuy ñëw de ay mission jóge à l'extérieur ñu ne dañuy ñëw pour par exemple aider Sambay l'Afrique ce sont des espions il faut ñu wax ko parce que dañuy ñëw fi mu nekk nii bu ñu jeexalee seen mission dootoo leen tegati bët dootoo leen wax parce que fi mu nekk nii actuellement il faut ñu am le courage mener le combat fi mu nekk nii da ngay xool par exemple Gandhi mën na un combat
mën na une révolution fi mu nekk révolution boobu nan la ko mënee ba génn fa les anglais mais ñun fi mu nekk nii bu ñu waxee ñu ne c'est impossible rien n'est impossible dara impossible fi mu nekk nii le combat avec les femmes avec la jeunesse na ñu mener notre combat même fi mu nekk nii actuellement ñu ngi toog naan Afrique fi mu nekk nii Sénégal lépp ñu ngi koy jox étranger yi mais ñun bu ñu organiser wul la diaspora actuellement la diaspora nañu jël fi mu nekk nii am loo xamante ne ñoom nañ ko créer développement bi fii la mën a déparé Afrique su sa fa nekk diaspora bi il faut ñu organiser wu banque de la diaspora fonds de la diaspora fii mu nekk bu kiiwee diaspora bi yëpp suñu frères yi kenn dootul jël géej fii mu nekk lépp lu ñu bëgg a jël ne dañ koy privatiser diaspora bi mën na ko jënd mais à condition ñu ànd nekk benn parce que dafa am la nga xamante ne fii mu nekk nii Moustapha Diop wala kaneen ak kaneen man bu ma jàngee anglais bénéfice la bu fekkee dañu nekk ci groupe langue monde bi yëpp presque langue yi ñuy wax ñëpp dégg ko mais avantage la diw déggul français mais bu waxee anglais ñu traduire ko bu waxee français ñu traduire ko complexe boobu nañu ko fi dindi complexe bi nañu ko dindi fi mu nekk les contrats yi nga xam ne ñu koy signé entre par exemple Sénégal wala Afrique ak d'autres pays nañu réviser les contrats nañu réviser les contrats fi mu nekk ni actuellement une école agricole loolu tax duñu former xale yi si domaine boobu xale yi nañ leen former Europe ñii fii ñëw di jël gaal gi ñi si ëpp ak ñeneen ak ñun ñu ngi si tool yi ñu ngi dem si tool yi ñu ngi liggéey si tool yi conditions yi nga xamante ne état na ko définir actuellement am na loo xam ne c'est dangereux pour la jeunesse africaine c'est dangereux aussi pour les états actuellement am na loo xam ne bu fekkee ne ñoom visé wuñu ko réfléchir sa mooy traduire cette jeunesse là ñu jël ko def ko sa mooy une force économique pour le continent loolu dina retourner jël seen kaw parce que c'est pas normal xale yi actuellement ñu jël gaal gi di dem amatuñu espoir ku amul espoir sàkk pexe te actuellement fi mu nekk nii du ñu nangu par exemple ñuy jël mën nañu partager nous ne sommes pas belliqueux mais actuellement on nous a instruit on nous a enseigné actuellement qu'est-ce que nous devons faire poser des questions là où nous devons poser des questions idéologie boo xam ne c'est pas une idéologie qui n'est pas conforme à nos valeurs ñu poser ces questions bu ñu ko mënee changer ñu changer ko actuellement fi mu nekk nii jeunesse africaine jeunesse sénégalaise ñëpp laay lance appel jeunesse sénégalaise nañu conscient si problème bi les mouvements yi ñuy créer les partis yi ñuy créer idéologie yi fi mu nekk suñu mag yi dañu amoon ay idéologie tey da ngay ñëw si milieu ñëpp wax français nga wax olof ñu raison la complexe la fii mu nekk ni Sénégal am na loo xam ne la diaspora am na ko ses fils Samba sont des polyglottes ils parlent plusieurs langues actuellement nañ ko exploiter fi mu nekk nii la politique sénégalaise actuellement le problème des députés d'accord c'est bien il faut ñu wax ko mais nañu ubbi yeneen pour par exemple la diaspora dugg si liggéey ak les Sénégalais actuellement on a des problèmes ici te par exemple ñi nga xamante ne dañ fi nekkoon muy suñuy nattango yeneen dëkk Sénégalais yi ñoo fi jiitu lu ne teg nañu ko mais ñoom seen i dëkk dafa amee politique ya nga xam ne développé nañu ko dañu ko développé fi mu nekk nii le Sénégal actuellement ak la fa nekk ak li ñu wax même sans le zircon même fi mu nekk sans l'or même sans yeneen ressources Sénégal ak géej gi ak àll bi rek mënoon na développé boppam ak àll bi ak développé mënoon na jël mais nañu am njiit ya nga xam ne gëm nañu ko kii nga xamante ne mag ñi bu jëkkoon lan lañ daan def bu ma lekkee tamit te sama mbokk lekkul sama waay du ma mën a lekk mag ñi dañ ils étaient partageux bu ñuy wax la politique sa bopp nous sommes des frères fi mu nekk problème mu ethnie c'est pas notre problème bu mag ñi demee ba jël ay kal bëgg ñu nekk fi ñoom ñoo fa bàyyi kal yi mais fi mu nekk loolu nañu continuer basé wu si liggéey suñu liggéey ñu dem si kanam mon ami Mame Thierno on vous donne la parole. gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag. wax ni du ma guddal li may wax rek dama ne l'histoire se répète parce que boo xoolee dans l'histoire du Sénégal lii ñu def Khalifa Sall du tey la fi njëkkee parce que boo xoolee le président Senghor daf ci jaar bu ma nee l'histoire se répète parce que Senghor jaar na ci ak Mamadou Dia Abdou Diouf jaar na ci ak Ablaye Wade jaar na ci ak Idrissa Seck tey jii Macky Sall ñëw jaar ci ak Khalifa Sall jaar ci ak Karim Wade kon je pense que fii ñu toll noonu Sénégalais yi ñun ñoo war a jël suñu destin ñun ñoo war a am fulla ak fayda xamal président bu fi mën na ñëwati ëllëg lii fi am tey jii dootu fi am te fii Khalifa Sall toll nii parti yépp nag ñoo war a bokk ndey bokk baay défendre Khalifa Sall ba beneen président dootul am xelu def ko li may lancé mooy avant man may dem
que le jour du jugement le 14 lañ wax ne lañ ko jàpp comme jour du jugement bi partout dans le monde fu ambassade mën a nekk fu militant nekk buñ fi yàlla bàyyee bañ fekke ko na ñëpp taxaw ci buntu ambassade yooyu internationaliser jugement bi nga xam ni moom la ñu war a juger Khalifa Sall ba au niveau international ñëpp xam ni le gouvernement du Sénégal dafa jàpp Khalifa Sall te tegu ko ci yoon. je pense que affaire boobu avant ñuy génn fii ci salle bi gars yi war nañ cee def ay jàngat xool yan solution la ñuy def ba jour jugement ba à Milan Rome ambassade de Paris France aux États-Unis ñëpp taxaw ba au niveau international ñëpp xam ni Khalifa Sall am na ay taxaw te je pense que loolu du xalifis yi rek la concerné dafa concerner tous les partis de l'opposition parce que c'est l'avenir c'est le destin du Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal soxna Abi ñu ngi lay jox kàddu gi. voilà merci président defe naa ne rajo bi xaw naa guddi te nit ñi xaw nañoo yàkkamti lu di leen remercier yéen ñëpp encore une fois de plus toogaay bi yàgg na mais nag politique a mel noonu waxtaan moom bu ko see ubbeeku rek doo am heure boo ko mën a àppal xalaat yi fi génn yëpp rafet na te it ñu ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu ndam ci li ñu jëm. question yi fii jib yëpp bari na comme li ñu wax rek mbooloo mooy doole li Thierno Diop wax ni initiative bu bien la je pense que ni buñ paree dinañ ci xalaat dinañ ci waxtaan xool nan lañ koy organiser dinañu dégganteeg nit ñi aussi téléphone suñ ko mënee comme le 14 jour jeudi lan lay doon jour du jeudi lay doon mais defe naa ni jour ouvrable la ñi nga xam ne liggéeyuñu te am ñu jot ñu ma daje consulat ba bu ñu demee taxaw fa def suñu sitting même bu dee 20 minutes 30 minutes def suñu sitting dem suñu yoon ci ñi disponible nga xam ne liggéey ñu ko parce que nag am na xam ne bu ñu fa tollee daf ñu koy jariñ dara bi ñu des mooy comme ni ñu wax ne dañu élargir liggéey bi fii loolu yàgg nañ ko wax te bëgg nañ ko ndax le 26 bii buñ ci yàlla yóbboo lu mel ni dinañ ko dem defee ji ko Lovéré ay militants yi nekk Lovéré war nañoo dem daje ak ñoom waxtaan ak ñoom organiser leen yéen Pape Dieye yéen ñi nekk Vilengo aussi bu ngeen mënee organiser wu ñu taxawal foofu benn secteur dina ci baax Pape Diop mii aussi nekk Caravaggio ñu def ko noonu ainsi de suite parce que Bergamo yaatu na te nag kenn nit mun a xam fépp kii day xam fii kii xam fii kii xam fii boo gisee ñuy wax ni mouvement yi loolu nañ ko amplifier loolu la gën ko yaatal ku ci nekk fa nga nekk gën liggéey ci li ci des di nuyu encore di gërëm Thierno Diop ak Modou Gueye bi fi imam Kébé yabal xamal ni leen ni dëgg rek mooy continuer ndax dañoo àndoon ci dëgg te di doxante fi nekk ni duutu politique boole tuñ ndax ay famille Thierno Diop du toog 2 jours yi ma woo téléphone ni ma Habib doo def nii loo def nii ba yaa ngi ci lii ma ne la même chose Modou Gueye mii ku ñëw suñu réunion bu ne da ngay defe ne sax lii kii wax léegi dëgg la chaque jour yaa ngi ko fi fekk kon loolu mooy politique dina defar ay mbokk dina yokk xamale dina defar yëpp kon lu baax la nit ñi ñoo ko bëgg a yàq mais lu baax la parce que jaamu yàlla mi ngi ci biir encore une fois de plus di gërëm ñi fi teew ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm ba fu ñu jëm yàlla may ñu ci dem xam naa ne ci feet yi comme am nañu feet yu xaw a gudd dinañ ci profité dem seeti nit ñi mën a seeti ñëpp waxtaan ak ñoom ndax loolu it ci xat na ci mais dinañ ko ci jéem a xat-xatal di leen gërëm di leen sant te bàyyiwuma kenn nag bëgguma lim tuur di jum mais gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp xamal ni mbooloo bi ñi bëgg na ñëw it bari nañ mais comme tey dañu woon jour vendredi nañ ko def férié la mais il s'est trouvé que am na ñoo xam ne mais ak férié dañuy liggéey bon am na aussi gàmm bu am fii waa CDCD yi am nañu bari ñoo xam ne ñu ci organisation yi ak ñeneen ak yeneen yitte daal bari na am na ñoo xam ne dañoo ñëw mais dañoo mujj dem parce que dañuy liggéey ndax liggéey restaurant lañ yor loolu moo tax mais ak lu mu manti mel li fi new dal na suñu xel dañuy ñaan yàlla mu yokk te dina yokk incha allah rabbi ndax seul le travail paye te ñëpp ñoo ko bokk kon maa ngi gërëm ñëpp ñoom maam Thierno ndey déggee na ñoom ak bëgg ba juur lim daal bu ma limee juum arab ñang mee ci ginnaaw nangu ta wax ak ñëpp sëñ Mor Samb mi nga xam ne kilifa la moom it di ko jéggalu ndax muy gudd heure 1h du matin dama koy dem këram te mu yor njabootam xam nga nit bu la defalee loolu aussi bu nit ñi toog nga gërëm ko loolu wàcc te ni ma mel ci moom noonu laa yi nekk jigéen yi nga xam ne ñu ngi seen i borom kër heure bu nekk laa leen di yee di leen jéggalu di leen baal àq te xam ne lépp liggéey bi moo ko waral rek
ubbil naa leen samay bunt ubbil naa leen sama téléphone man sama téléphone fay ku ma soxla ak soxla bu mu mën a nekk boo ma ko waxee bu dee lu jëm ci wàllu këyit wala leneen la ma ca man danaa ko def la ma ca xamit danaa ko wax ku ci am soxla boo ma ko waxee lu ma ca man danaa ko ku ci am xel moo may digalit nga woo ma ni ma abi defal nii wal nii ndax adduna noonu la bu xëy na nag ku nekk yàlla ni mu la bindee sa physionomie ku ko gis na ni kii di fa tàng wala du dugg ci nit ñi yàlla xam ne yàlla moo ma defee mais du tàng du bañ a dugg ci nit ñi wala leneen mais nag xam naa ne lu ñu gën a yàgg di gën a miinante ku nekk da dem ba xam moromam kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois de plus di leen sant ci toogaay bi metti bi di dellu kàddu gi suñu président toogaay bi yàgg na boobu ñu toogee boobu ba léegi vraiment intervenant yi vraiment wax ji ñu wax kii nañu te it depuis 4 heures ba léegi am ñoo xam ne ñëw nañ fi 3 heures bu ñu toogee ba heure bii lii ñor na leen ñu ngi leen di remercier muy góor ñi aussi ak jigéen ñi di wax ne li combat bi ñuy def combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk muy góor ñi ak jigéen ñi toog aussi di waxtaan di organiser des tables de réflexion pour ñëpp parti yëpp daje fa même man nañu dem ba ni ñuy doxee ni ñuy kiwee ni un jour waa Khalifa Sall organiser kii présider le débat nekk un membre de notre parti parce que loolu mooy Sénégal fi mu nekk bu ñuy di xëccoo sa mooy dans la diversion ba nga xam ne duñu si am lu positif ñu ngi remercier ñëpp ñi jóge Milan ñu jóge Brescia ñi jóge Caravaggio vraiment merci et merci encore te yàlla nañu yàlla jàppale avant ñuy dem nañu xaar aussi tamit comme ni ñu koy faral di defee à chaque fois te si loolu la ñuy yaree ubbee ñaan tëjee ñaan tey fi mu nekk nii pour tëj ñaan dañuy jël kaddu gi jox ko notre camarade Mor mu defaat ñaan ñu dem si jàmm après gisawaat si jàmm te mouvement Khalifa yi dinañ fi mu nekk nii Italie gi yëpp ak fan fi mu mën a nekk dinañ gën a kii yaatal mouvement yi di gën a dem si kanam di si gën a travailler te jigéen ñi yéen ñëpp ñu ngi leen siy woo ku ne koo xam aussi tamit y a des sympathisants ya nga xam ne bëgg nañ ñu jot mais à chaque fois même ci Facebook bi ku si bëgg a intervenir mën nga si intervenir dugg si aussi contacter nit ñi tous les contacts yi nga xam ne information yëpp mën ngeen ko fa am wasalaam